Pape Diouf qui sera avec nous dès demain matin inchallah Pape Diouf nag day xëy suba ndekkeendoo ak ñun daanaka ñooy xëyandoo ak moom ci suba si fii ci la première radio digitale bu ñoom Pape Jean di xëy si lay ànd ak ñun yeewandoo ak ñun ci suba si ñu nekk ak moom nag toute la journée suba Pape Diouf dafay yendu ak ñun loolu mooy yendu yi nga xam ne ñoo leen ko tàmmal fii ci la première radio digitale bu Sénégal Pape Diouf nag di leader ci musique sénégalaise nekk ki nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne moo di génération consciente qui sera avec nous demain ci waxtaan boo xam ne ñi ngi koy wàcc xam ngeen nag Pape Diouf moom waxtaanam du yomb te day di ndaanaan boo xam ne incha allah suba dina yeewandoo ak ñun ba noppi yendu ak ñun voilà loolu mooy li nga xam ne di ngeen ko am suba ci la première radio digitale bu Sénégal il est presque 10h moins 10 minutes moo ñu te laal li nga xam ne moo di 10h raison pour laquelle dañuy rejoindre tout de suite ci studio bi Pape Madiakhate yegsi na waaye aussi Serigne Saliou Seck mi tënk xibaar yi moom it mi ngi ci studio bi ngir waxtaane yenn ci ay xibaar yoo xam ne jukki nañ ko tey ci suba si ñun ñu dippee ko info expliqué actualité commenté ci suba si looloo waral dañuy tànn lenn ci ay xibaar tey ngir waxtaane ko ak yéen Serigne Saliou ginnaaw bi ma la nuyuwaatee ba noppi bëgg naa ñu xool li ñu jukki tey ci ay xibaar te bëgg koo waxtaane mi ngi noonu kon Kalz nuyuwaat la nuyu tamit auditeurs yi safo di déglu saa su nekk 99.4 ak ci 3w point kingfm point sn nekk tamit loo xam si dañ koy waxtaane tuddee ko actu commenté loo xam ne si rek à chaque fois moo nekk actualité moom la ñuy waxoon nañ ko fi waxaat nañ ko fi mais tamit mënagun cee génn puisque actualité la nekk jusqu'à présent muy li nga xam si moo di coowul institut Sainte Jeanne d'Arc bu Dakar naam ne dal am na ci ndax nee nan démb ba xaaju guddi ci la ministre de l'éducation nationale xam nga moom maakaanam jamono ji mi ngi fële ci Diamniadio bokk na ci président Macky Sall yóbbu foofu ci Diamniadio voilà c'est ça léegi gars yi nee nan ba xaaju guddi ci lañ soog a amee consensus ci seen biir déggoo am na ci doon waxtaan daal voilà léegi nag ba loolu bokk na ci li ñu war a waxtaan bu ñu paree tamit dinañ cof as lëf ci histoire générale bu Sénégal bi nga xam si tamit tàmbali naa jur coow ak njuumte goo xam si Iba Der Thiam ak ñi mu àndaloon def nañ ko ci ba noppi tamit nangu ko Kalz di njuumte loo xam ne da koo def ba pare nangu ko am nag ku ci ne yaa ngi ci yëkkati ay kàddu fi mu ne nii ñun dina bokk ci li nga xam ne ci ñaareelu sujet bi lay doon dinañ ko waxtaanee waaye bi ci njëkk te mu am solo lool jur coow booboog léegi dal de amagum na ci ndax ay waxtaan juddu na ci booboog léegi comme ni nga ko waxee bi ngay tàmbali ki nga xam ne moom la ñu di dénk njàng mi ak njàngale mi waxtaan na ak ñi nga xam ne ñoo jiite école boobu nga xam ne wàllum muuru ci école bi moo juróon coow li ma dégg ci sa xibaar sax dégg naa nga ni école bi sax ñooy mujjee jox xale yooyu nga xam ne dàqoon nañ leen ci école bi ne leen bu leen ñëwati ñoo leen di jox sax finalement la ñuy muuroo loolu nag di wane ni kon jàmm ak waxtaan juddu na ci seen diggante te loolu la Sénégal baaxoo loolu la Sénégal baaxoo te li ñu mujjee nii yaakaar naa buñ ko njëkkee woon du yegg si fii ndax tamit ñu bëri li ñu commencé woon a wax Kalz mooy ñoom mënuñoo ñëw fii imposer li nga xam si mooy école bi imposer réewu Sénégal li nga xam si mooy parce que loolu noonu bu yàggee mënoon na andi yeneen i coow waaye heureusement santaat yàlla bu baax ndegam dal am na ci ndax tàmbali woon naa àgg foo xam si peut-être mënoon naa dem ba dugg ci affaire de diine naan chrétien ak jullit ndax loolu noonu mësul am Sénégal te ñaanunu yàlla mu am fi am tamit ñuy gis ni nekkul chrétien ak jullit waaye Sénégal la ak France waaye lépp dal am na ci te li ñu wax ñun ci xibaar yi nu jot moo di école bi ñoom ñoo leen di wax maanaam fulaar yi ni muy toll te fulaar yi day méngoog tëni xam nga boo demee école bu nekk day am uniforme bi ñoom nag nee na maanaam couleur ba ñuy sol voilà xam nga léeg-léeg da ngay gis ñoo xam si bu ñuy muuru Kalz li ñuy muuru day xaw a nëbbaale sax chemise bi bu fekkee chemise wala kii ñoom ci li ñu comprendre ñoom ci li ñu bind mooy muuraay bi dootul àggati foofu te loolu am nañ ci dégg-dégg ak ñi nga xam si ñoo di waajuri ndongo yi te loolu moom sax garaaw voilà te beneen bi ci des mooy waajur bu ci nekk ak yow ak sa doom bi muuru dañ lay jël wala nga ñëw toog ñu expliquer la ca kanamu ndongo parce que tamit loolu mënoon naa dem ba jàpp psychologiquement xale bi parce que gars yi nee nañ dañoo demoon ba commencé leen isoler woo ñi muuru di leen yóbbu ci côté te loolu noonu
mënoon na leen a jàpp psychologiquement du coup nag ñoom décision bi ñu jël mooy woo xale bu ci nekk nga ànd ak sa parent ci 22 xale yi nga xam si ñoom la affaire bi dal ku ci nekk ak sa parent nga toog ñu wax la ni la maanaam fi mu ne nii dinañ la bàyyi nga muuru waaye muuraay bi nii lay demee teg nañu daal ay conditions yoo xam ne ca la ñuy nangoo muuraay boobule loolu mooy règlement yi nga xam ne moom la école bi tëral également am na keneen koo xam ne fekk si nañu ci studio bi ma koy junj léegi mooy bi ñuy tàmbali muy Pape Madiakhaté Sarr démb nekkoon na ak ñun tey dellusiwaat na ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy xibaar bu njëkk bi jëm ci école Jeanne d'Arc boobu nga xam ne jur na coow booboog léegi Pape Madiakhaté ñi ngi lay nuyu ci suba si. maa ngi lay fay bu baax di leen nuyu bu baax nuyu la Kals nuyu Serigne Saliou nuyu ñëpp ñu ñuy teewlu ci King FM ak ci plateforme digitale yi. ayca waxtaan waa ngi noonu Pape Madiakhaté junj nañ ko léegi mbirum Jeanne d'Arc ak nguurug Sénégal daa mel ni léegi déggoo am na te jàmm juddu na ci. effectivement comme ni ko sëñ Saliou waxee lu salutaire la parce que bëri woon coow te yaakaar naa sax coow li moom moo ëppoon en réalité li nga xam ne moom moo nekk ci biir parce que jéem nañ ci dugal wàllum diine. fekk ne ce n'est même pas le cas diggante école la ak ñi nga xam ne ñoo di ay ndongoom am lu ñu leen tere am loo xam ne it réew mi daf ko sàlloo muy li nga xam ne moom mooy wàllum muuru ci ki nga xam ne moom daf ko neex ce n'est même pas une affaire de religion parce que bu ñu ko bëggee yamale ci affaire musulman rek dañuy passer à côté parce que ce n'est pas du musulman yi rek ñoom ñooy muuru parce que su ma juumul ci côté église bi am na sœurs yi nga xam ne dañuy teg li nga xam ne moom moo di voile donc je pense que il est heureux que ñu egsi fii mais man en fait leen rek laa ciy naqarlu tout ça pour ça c'est-à-dire que lan moo tax li nga xam ne moom la ñu mujjee nii ba mu indi saafara jiitaluñu ko souvent dañuy dugg ci ay situation yoo xam ne di créer coow créer problème boo xam ne à la base mënoon nañ ko régler ci lu gàtt ci waxtaan trouver un consensus je pense que souvent Sénégal yenn cas yu mel ni day am c'est-à-dire dañuy jiital coow dem ba ci biir mujjee waxtaan saafara bi parce que je pense que en réalité li nga xam ne xëy na moom la école bi nangu léegi muy ñu defal leen ay fulaar yoo xam ne tenue bi dina feeñ bu baax et puis certainement peut-être couleur fulaar bi dina accommodé wu ak li nga xam ne moom mooy couleur yére bi je pense que loolu dès le début bu ñu ko defoon je pense que problème du am mais à chaque fois da ngay gis dañuy dugg ci ay problème dàq fi ay élèves mu jur coow ku ci war a wax ci ku ci war a wax ci dégg nga ci ay xeetu commentaires yu ne boobaak léegi et bien même avant c'est-à-dire 3 mois avant la coow lu njëkkoon jóg ñu dem ba ci biir mu fay école tijji mu jugaat donc il faut souvent ñuy éviter yenn cas yu mel nii parce que coow la indi loo xam ne amul sens parce que ci diggante bi wax nañ fi lu ne jéem nañ fi créer ay tensions diggante musulmans et chrétiens yi alors que jaru ko woon quoi vraiment ce n'était pas nécessaire li Pape Madiakhaté wax ci laay dellu si waat mënoon nañ ko def potum biir nekk mënoon naa nekk potum biir nekk ñu waxtaane ko bu yàgg te it li ci doon jiitu mooy ñu wax waa école bi xamal leen d'abord que liñ bëgg a imposer nekkul lu mën a jàll d'abord bu fekkoon ñoom teel nañ leen gëmal lool parce que am na ñu doon jóg naan école bi ñoo nekk seeni droit wala lii ak lee te man yaakaaruma ni loolu noonu dëgg parce que tamit mënoo ñëw ay école yu bëree bëri nekk na Sénégal dégg naa keroog Fou Malade mu koy wax ci benn plateau mu ni école boobu nekkul ni ñoo fi dàq jàngale Sénégal loolu man d'accord naa si mais beneen bi si des tamit mooy am na ñoo xam si ku nekk ak fa nga taamu pour ñu yóbbu fa sa ay doom ñu jànge fa comprendre nga donc du coup waruñu daal di wax rek à chaque fois ne école bi lii moom la bëgg maanaam dañ fay tere muuru rek dañ faa war a jëlee ñi nga xam si ñooy muuru wala sax ñu tëj école bi ñaar yooyu yëpp nekkul solution bi man je pense que lii ñu mujjee nii mooy solution bu baax bi mooy waxtaan ba déggante ci seen biir ndax non seulement ñi fay jànge ay tuut tànk lan beneen bi ci des muuraay ba yàqul dara beneen bi ci des tamit mooy école ba ci boppam seen communiqué bi ñu génne ñoom ñoo ci préciser que élèves yo fay muuru ñoom ñëpp kenn ku nekk si ñoom buñ la jëlee individuellement yow bokk nga si ñë fa gën a xarañ ca école ba donc yaakaar naa loolu noonu kiiwul dara laalewul dara beneen bi ci des tamit peut-être xamal nañ leen ni leen Sénégal côté diine c'est un peu sensible mooy deuxième point bi nga xam si war nañ cee wax te dégg nga khalife général des Tidianes génn na moom tamit ba wax ci te li mu ci wax tamit mooy nguur gi moom moo war a jël ay responsabilités am mu daal di wax ci coow lu ni mel ndax école yaakaar na ni moom ci gis-gisam bu fekkee ni da ngay jóg pour wax ci da ngaa war a wax ni kii nii jàngut bu baax nañ ko dàq wala kii nii deful li nga xam si moom la war a def ci ay résultats nañ ko dàq waaye kii nii
day muuru dañ ko war a dàq loolu noonu nekkul lu ñu teg fenn ñoom peut-être loolu moo nekkoon seen règlement mais heureusement encore une fois ba consensus mujj naa am démb ginnaaw waxtaan bu yàgg te guddee bu doxoon seen diggante que jëwriñ jore wàllum njàng mu suufe mekk mu dugg doomu mi di Mamadou Talla loolu lañ ci bëggoon ngir xale yi mën a nekk ci ay conditions yoo xam ne ndax daanaka ñoom bu yaboo sax ñu ne seen yoon nekku ci ay moomin lañu ay xale lañ yoo xam ne jàng rek moo leen taxoon a jóg donc bu ñu demee ba gis ci lu mel noonu dafay xaw a doy waar ci kanam tuuti ci jàppandalu Daouda dinañ jokkoo ak Dame Mbodj moom mi ngi nekk CUSEMS authentique ci waxtaan wi ñu ngi ko ciy xaar ndax ñoom it jotoon nañ ci àddu ay kaddu ci réew mi ñi ci wax bari na finalement kon mën nañu wàccee kaddu yi ak fitna yi ci naroon a jóg ba ci démb rek déggoon nañ ci ne amoon na sax même président bi jiite les parents d'élèves bu école boobu dafa naroon a sax tekki ndomba tànkam dafa naroon a tekki est-ce que sax tekkiwul ndombal tànkam parce que ñun ci xibaar yi jot dañoo wax ni tekki na ndombal tànkam ndax problème bi mooy dafa am benn communiqué mais bu ko tekkee nag mën na koo takkaat fi waaw da ko war a takkaat waaye li juróon loolu Kals dafa am communiqué bu génnoon boo xam si dañoo wax ni parents d'élèves yi ñoom am na benn parti bu ànd ci la décision bi école bi jël que ni ñoom ku jël sa doom ngir yóbbu ko ci école boobu rek yow ànd nga ci sa doom bañ a muuru parce que règlement école bi mooy tere loolu voilà léegi nag mu commencé woon a am tamit difficulté comme ni mu ko amee ci école beeg benn ñu fare ci parents d'élèves noonu la ko amee ci parents d'élèves yi seen biir mu nekkoo daal mbir moo xam si je pense que lii mu mujjee nii daal moo nekk li ci gën et puis aussi beneen affaire li nga xam ne moom moo beneen aspect ci mbir mi muy li nga xam ne moom la ñu wax muy école bi au début dañ ne woon parents yi ñoom ñoo ko signé donc xamoon nañ li ñuy signé bu baax li nit ñi xamul mooy souvent dinañ la signé loo dara mais ci biir papier bi dina am ay bind yi dana bari mais dana ci am bind yu sew yoo xam ne souvent loolu mooy doon le règlement la plupart des parents nag xëy na des fois du ñuy jël temps trop daal di lire li nga xam ne moom mooy règlement yi te c'est très important même bu fekkee ne bind yi voilà même bu fekkee ne bind yi dafa sew je pense que lépp loo xam ne sa signature daf ciy tegu rek war nga ko lire bu baax a baax de fond en comble comme ça nga comprendre loo ci comprendrewul nga laajte ñu expliquer la parce que souvent loolu boo demee ba ci biir ki nga xam ne moom nga ko seekal mën na la dugal ci ay prox ndoll yoo xam ne da ngay dem ba ci biir da lay mettre devant le fait accompli alors que yow en réalité signé woon nga ba pare ki nga ko seekal danaan la bon tu as signé sa signature nga fii doo ci mën dara donc loolu léegi il faut que parents yi à l'avenir ñu ciy bàyyi xel bu baax lépp loo xam dañ koy signé parce que bu fekkee ne dafa am disposition yu bees yoo xam dañ ko ci dugal yow bàyyi woo ci xel nga daal di signé ko aussi la signature t'engage donc loolu il faut ñu koy bàyyi xel bu fekkoon ne dès le début xëy na waxoon nañ parents yi ba je veux dire administration institut bi ne li ngeen ci yokk ni d'accorduñ ci duñ ko signé donc voilà wala boog sax ñu dem clamé ji ko je pense que xëy na coow li voilà du jur coow li yëpp aussi loolu il faut ñu koy bàyyi xel bu baax c'est important on va retrouver tout de suite service commercial ci benn page de pub et puis juste après on se retrouve on a déjà notre invité Dambo Thiabou CUSEMS authentique ngir waxtaan ak moom ci sujet bi nga xam ne ñun ñoo ko tànn tey ci suba si. Ne bougez pas, c'est l'heure de la pub. Waouh! Tu le savais, la saison 7 de Idol débarque ce 5 septembre. Ganelan, oh, je dois absolument la voir. Tu peux la voir en exclusivité sur Wido. Wido, tu connais pas? L'appli pour les accros de vidéos. Découvre aussi Dakar Rapide, Diamond House et plein d'autres séries. Télécharge Wido sur Play Store. Wido, vos vidéos préférées ici et maintenant. King FM, fort en musique. aca jërëjëf ñu dellu soit ci studio bu la première radio digitale bu Sénégal wéyal waxtaan wi ba tey ginnaaw li nga xam ne ubbi nañ ko ci subaak léegi ci sujet boobu jëm ci école Jeanne d'Arc ak coow li mu juróon ak élèves yeeg ñi nga xam ne ñooy waajuru élèves yi ñi ngi ak comme ni ma leen ko waxee léegi ci waxtaan wi Dambo ci moom nag mi ngi bokk CUSEMS authentique n'est-ce pas Serigne Saliou waaw Dambo ci CUSEMS authentique la bokk moom tamit nekk professeur nekk jàngalekat yaakaar naa sujet boo xam si am na élève am na professeur am na parent d'élève tamit kenn waru ko ci gën a mën a wax rawatina moom waa parent d'élève la wax naa la ko professeur la tamit ci école di jàngale donc yaakaar naa débat bi dina ci daal di mën a dugg bu baax a baax mi ngi noonu dafa mel ni yemb na kii yemb na daam ñi ngi lay nuyu
salaamaaleykum Dame ñi ngi lay nuyu. Dambodj bu CUSEMS ñi ngi certainement avec ak moom ci ligne bi bu fekkee jàppandi na Dame ñi ngi lay nuyu ci King FM alors dinañu jéem a essayer entrer waat en contact ak Dambodj bu CUSEMS ngir waxtaanee CUSEMS authentique donc y a une différence waxtaan ak moom un peu ci sujet bi nga xam ne moom la ñu tànn tey ci suba si leneen li ma ci bëggoon dolli mooy ndax jàpp ngeen ni coow li waxtaan wi rek mën na koo fay wala ëllëg mën na andi yeneen i coow wala ndax war na am mën a am suite. ba fii nii man yaakaar naa ne tamit ndax ñun liñ jot rek ci ay xibaar moom lañ mën a wax ndax Dame bi ma ko jotee nii sànq pour ñu dugal ko mi ngi may laaj ne ma est-ce que sax coow li mën naa yem fii mais pour ñëwaat rek ci li Pape doon wax sànq c'est très intéressant muy par rapport ak lu parents d'élèves yi war a signer man yaakaar naa loolu noonu ci état bi la war a njëkk a commencer d'abord bu ñuy jox agrément ñi nga xam si ñoo di école bi ak seen règlement yi nga xam si moom lañ fay def tamit ñu bàyyi xel ci li nga xam si moom la école yi nekk fii nii ci Sénégal di jëfe d'abord yaakaar naa bu fekkoon def nañ loolu ba pare ñi nga xam si ñoo di yeneen écoles yi du am par exemple benn différence bu bëree bëri boo xam ni Pape dina ci am bu boobaa nag bu fekkee parents yi ñëw parce que parents yu bëri li ñuy jàpp mooy dem école lycée Limamoulaye signé fa ak dem ci école Sainte Jeanne d'Arc loolu mooy am benn règlement bi nekk fee mooy am fee donc loolu day revenir at ci état bi que école bu mu ciy joxati agrément rawatina nga jógee bitim réew ñëw fii ngir toog fii ñu xoolaat bu baax a baax règlement bi. Effectivement loolu il faut aussi gars yi di ko baaxal et puis problème bi on sait pas ndax effectivement parce que terme li nga xam ne moom mooy déggoo bi ndax dafa yem ci année bii rek. wala c'est définitif pour toutes les années pour école bi loolu aussi c'est à voir fësal nañu ponk yi ñu waxtaane wala y a pas eu de détails par rapport ak seen waxtaan non am na luñ ci am na luñ ci jot am na luñ ci waaw liñ ci jot daal mooy par rapport xam naa nag dañoo cof rek ci liñ ci wax génne ko waaw mooy fulaar yeeg yi mais lépp ñun jotaguñu xibaar yooyu nga xam si lépp moom la ñu waxtaane foofu mais toutes les façons li nga xam si daal moo andi woon coow ba tax ñu ni coow li jeex na mooy problème mu fulaar yi te école bi d'accord na xale yi nga xam si dàqoon nañ leen ñu andiwaat leen waaye bii yoon dañ leen di maanaam muuraay bi dañuy xam tolluwaay bi fi muy yam beneen bi ci des mooy parent d'élève bu ci nekk ak sa doom bi doon muuru da ngay ànd ak xam naa muuraay bu fashion lañ koy def voilà yaakaar naa lo xam naa daal muuraay bu ëpp bi muur bi doon def ba muuraale tenue bi uniforme bi ñu leen di jox xam naa sûrement école bi parce que il faut uniforme bi aussi mu daal di feeñ loolu aussi yanu na maanaam xel mën na ko nangu xam naa ne moom diine na cëri nëbbu rek voilà l'essentiel aussi mooy nañu fexe rek ba ñu histoire problème bi bañ a revenir je veux dire j'espère que bi ñuy waxtaan dafa doon loo xam ne duñ ko régler rek ci at mi ne voilà déwén il va falloir que ngeen jéem a jël seen doom yóbbu leen yeneen école loolu moom xel xalaatu ko sax j'espère bien que solution bi c'est une solution définitive ci école bi ñu ne léegi école bi nii la fay demee mais bu fekkee ne dañ ko nangu ren déwén ñu delluwaat ca la ñu newoon ku bëgg jël ku bëggul bàyyi loolu moom ça va revenir au même problème te yaakaar naa ne xëy na état bi ci loolu la ñu waxtaan quand même n'est-ce pas c'est 22 c'est pas quand même c'est pas beaucoup hein c'est pas beaucoup par rapport bu toll ni gendarme c'est pas beaucoup par rapport ak nombre d'élèves yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yëpp moo tax benn instant à un moment donné ba nit ñi di wax naan nañ tëj école bi je n'étais pas du tout d'accord que ñu def loolu nga baal ma Pape Diakhaté voilà nous sommes avec Dame Mbodj bu CUSEMS authentique Dame ñi ngi lay nuyu allô alors on a un petit souci technique par rapport à Dame ñu ngi koy jéem a jot boobu léegi ngir waxtaan ak moom ci sujet bi allô bon on n'arrive pas ñu ngi jéem a jokkoo ak Dame ba tey ak suñu service technique certainement dafa am un souci technique ci ligne bi wala peut-être réseau mais bëggoon nañu vraiment partager ak moom waxtaan wi nga xam ne la ñu ubbi ci subaak léegi jëm ci élèves yooyu nga xam ne la ñu doon tere muuraay yi ñu doon def ca école bu Jeanne d'Arc waaye coow li mujj nañ cee wut solution état du Sénégal mu mel ni tamit taxawaay bi nga xam ne nguur gi am na ko ci am na solo parce que genre mbir yu demee nii bu amee dañ ciy soxla ay autorités
ñu jóg ci wax ci parce que waruñu koo tànqamlu. am na sax information yu nu jot ni président Sall voyage bi mu doon def bokk na ci li tax mu dagg ko ñibbisiwaat. lijjanti mbir mu ni mel. heureusement nag ba fekk na ko parce que nee nañ coowul institut bi ci la bokk waaye tamit coow mbënd mi ci la bokk ba tax tey ji dina jiite benn conseil des ministres boo xam si loolu bori na loo xam si ci ponk yu ñu fay waxtaane te tamit bu ñu gisee ministre de la république. kon conseil des ministres am na tey. est-ce que lu di saa fa la dem. ñàkkul yaram bee xaw a sutaan. mën na makee ko de te yóbbuñu ko ah. mi ngi noonu. voilà. en tout cas Vox Populi moo nu jox xibaar boobu ni tey jii am na benn conseil des ministres boo xam si dinañ ko def ngir jëmale ko ci waxtaan yu mel noonu président Sall voyage bi mu defoon daggaat na lépp ngir ñibbisiwaat waaye lu ci mën di am daal yaakaar na ni tamit ñi fare ci gouvernement bi liggéey bi ñu ci def am na solo ndax tamit lu ñu jiital ci waxtaan tamit mën nañ ci am solution. ministre Mamadou Talla nekk ministre de l'éducation moom la ñu wax ni moom moo waxtaan ak gars yi fare ci wala sax njiit yi nga xam si ñoo nekk ci institut Sainte Jeanne d'Arc bu Dakar ba ay xaaju guddi ci Diamniadio ba dal boobee mujjee ci am te xam naa ni yooyu ponk yëpp dinañ ko gën a yaatal Pape ak ki nga xam si moo di Dame Mbodj nekk secrétaire général bu CUSEMS moom démb ci suñuy antenne xaw ma barki démb dégg nañ ko sax mu ni moom àndul benn yoon ci ñuy tëj école bi àndul ci ñu fay jële tamit gone yi yaakaar naa moom tamit dina am gain de cause pour l'instant ci li mu doon wax muy kon bàyyi fa élèves yi non seulement ñu jàng fa waaye tamit ñu respecté li nga xam si mooy seeni muuraay mooy seeni muraay dinañu ñëwaat également ci sujet boobu nga xam ne mooy suñu sujet bu njëkk beneen bi xam naa dama leen koy junj ñu laal ci tuuti rek en attendant ñuy jokkoo ak Dame Mbodj mi nga xam ne moom moo jiite CUSEMS bu authentique ñu waxtaan ak moom ci loolu en attendant ñu laal beneen sujet bi nga xam ne it xëy na jur coow tey ci suba si ci Sénégal muy mbirum histoire u Sénégal ki nga xam ne moo di Iba Der Thiam moom bokkoon na ci ñi nga xam ne tànnoon nañ ko ci jamono yëlu weesu ngir portrait wala waxaat ci ay mbiram Iba Der moomu nag xam nañ ni historien la ku xam taarixu Sénégal la waaye xëy na njuumte moo dul ñàkk rek mu bind ci histoire Sénégal waaye suñu waa ji Ahmed Khalifa Niass moom dafa mel ni il dit le contraire et puis du bàyyi mu sedd jur na coow ci subaak léegi ñu ngi ciy wax ci même benn plateau boo xamoon na amoon na tey ci suba ci groupe Futur Média mu doon RFM matin Ahmed Khalifa Niass addu fa ay kaddu waaye li ma ci mën a jàpp man rek ci loolu mooy def njuumte ba pare nangu ko moom ci grandeur la bokk. Kalz man yaakaar naa sax loolu moo nar a dalal coow li. coow loolu parce que ñu bëri li ñu yaakaaroon moo di coow li dina àgg fenn mais génn bi ci Iba Der Thiam def dina gën a dalal coow li muy jëm kon ci rédaction histoire générale bu Sénégal wax kon ni li andi lépp nag ci ak fàttali mooy ci benn passage Pape boo xam si dañ cee wax ni maam Abdoulaye Niass dafa daal di bokk ci école Maodo maanaam maam El Hadji Malick Sy loolee nag moo metti njabootu Kaolack ba tax ñu ni parce que nee na loolee du dëgg dañ koo wax nag mu metti leen loolu ñu yëkkati ko nag ci ginnaaw bi ci la professeur Iba Der Thiam génne ni moom ñoom nangu na ni ñoo juum te man yaakaar naa kàddu yooyu noonu moo nar a dalal coow li ndax nit lu mer fekk noonu doon na gën a metti nag bu fekkee ni ñoom nanguwul ni ñoo juum wala dara te yaakaar naa tamit fi ñu juume bëri na ndax Ahmed Khalifa Niass rek moo génn wax mais maa ngi dégg tamit ñu ne famille Ndiéguène tamit génn nañ di wax ñeneen ak ñeneen génn nañ di wax yu mel nii bu amee man damaa yaakaar ni puisque dañ ciy tudd ay tarixa maanaam ñi nga xam si ñoo di famille Niassène wala famille Tidiania wala famille Mouride day baax bu fekkee dem nañ bay bind ci ñooñu ñu boole ci seen ay sët wala ñoo xam ne parce que histoire générale lañ wax bu Sénégal mënoon nañ cee boole parce que am na ñun ci boole ñoo xam si peut-être danoo jàng rek mais jàng rek taxul nga xam dëgg la xew foofee peut-être bu fekkoon boole nañ ci benn Ahmed Khalifa Niass wala ku bokk ci famille Mame Baye Niass njuumte bu mel noonu mën na cee bañ a am bu fekkoon boole nañ ci famille Ndiéguène yi kenn njuumte bu mel noonu mën na te puisque délégation la yaakaar naa ci biir délégation boobu bu fekkee nag par exemple ci leneen loo xam si histoire du Sénégal la professeur Iba Der Thiam ku nekk xam na xam-xamam ku nekk xam na ni kii nii ku xarañ la ci li muy def waaye terewul ni côté tarixa moom dafa nekk point bu sensible boo xam si yaakaar naa ñi bokk ci njaboot gi ñoo koy gën a maîtriser. c'est vrai dafa sensible et puis wax dëgg yàlla ñaari pàcc yëpp moom respect rek nga leen mën a jox. Iba Der xam nañu ci bëgg bi nga xam ne bëgg na ko Sénégal à chaque fois di ñu fàttali histoire du Sénégal xam nañu it Ahmed Khalifa Niass ci diine ak kër gi mu bokk di tarixa Niassène yi nga xam ne ñoom it suñu xel à chaque fois du jóg ci ñoom donc day naqaree waxtaane parce que Sénégal quand même
bëgguñu ay xëccoo ci diggante ñaari kër même su fekkee benn bi du këru diine waaye tamit ci taarixu Sénégal Iba Der moom kenn mënu ko cee génnee ci wàllu politique wala aussi ci wàllu histoire. kàngam bu mag la ci professeur Iba Der Thiam bu ñu jëlee liggéey bu toll nii ngir bindaat histoire générale bu Sénégal ci ay junni at boole kook ay boroomi ay borom xam-xam ay kàngam kon ça veut dire que du ko tuut ci réew mi rawatina nag ci wàllum histoire li xew rek mooy liggéeyu nit la du liggéey bu ndaw nag histoire bind histoire u dëkk ba mu juddoo ak ba mu doonee ba tey loolu doonul loo xam ne liggéey bu yomb la moo tax boo xoolee sax ca njëlbeen nga daanaka liggéey bi ñi ci xam ne ñoom ñoo ci nekk ëpp nañ juróomi téeméeri doomi aadama yoo xam ne liggéey nañu ci pour wax la rek du loo xam ne liggéey bu yomb la donc léeg-léeg duy ñàkk le travail scientifique moom duy ñàkk ay njuumte di ci am mais il est heureux que ñu signaler ko parce que xëy na tey jii nii bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoo di ñoom Ahmed Khalifa Niass ak ñoomin seen bu fekkee ne ñoom juguñu woon daal di wax ci amaana la nga xam ne moom moo ca nekk loolu la ñuy jàngal li nga xam ne moom mooy ndaw ñi ndaxte objectif principal bi loolu la ngir ñu jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi ñu daal di koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy tuut tànk yi ngir ñu mën a xam li nga xam ne moo di seen histoire bi nga xam ne seen ni ñoom ñoo ko bindal seen bopp bu wuteeg loolu bi nga xam ne nasaraan si ñoo ko bindoon bàyyi ko fii def ci la neex ak la nga xam ne moom moo leen arrangé ci li nga xam ne moom mooy histoire bu Sénégal donc njuumte mënu cee ñàkk mais tey jii jubbanti gi nga xam ne def nañ ko si ñoom it ñi nga xam ne ñoo ko sekk rawat ci bopp ba professeur Iba Der Thiam li nu ko nangu dina am solo te bu ñu ko jubbante aussi dina tax nit ñi gën a xam et puis coow li aussi du ma sax tuddee coow leerlu rek laa koy tuddee quoi man gisuma ci loo xam ne lu méchant la mais comme à chaque fois wax moom bu jibee rek fii Sénégal gars yi dañu koy des fois taawi goo xam ne xëy na sax eggul foofu indi ay polémique mais je pense que li ëpp solo mooy ki nga xam ne juum na moom nangu na ne juum na léegi nag nañu corriger parce que li ñuy def nii c'est très important histoire générale bu Sénégal parce que dina tax kenn ku nekk benn bu pàcc boo mën a doon ci réew mi moo xam tarixa ba nga mën a bokk moo xam diine ba nga mën a far moo xam xeet ba nga xam ne fa nga mën a bokk fii ci réewum Sénégal nga xam lan moo di sa histoire nga xam fan la say maam cosaanoo ak lépp loo xam ne soxla nañu ko mbaxte histoire moom bu ca réew tënkoo rek bu ko xamee ak ay ndaw réew bu ñu xamee seen histoire seen jaar-jaar seen i maam fan la ñu jaar dina mën tax ñu xam fan la ñuy teg seen tànk mais histoire ba nga xam ne moom la ñu nasaraan si bindal bu ñu ci tënkoo du ñu xam mukk ñun ñooy ñan te xam yow yaay kan dafa am solo. ayca wax jàngook nit ku dul juum moom daanaka suñu borom sàkk ko ñëppay juum kilifa dana juum moo xam bu diine bi wala bu aada bi et puis bu day neexit nga juum nangu te yaakaar naa ni ci grandeur la bokk ñun daal li ñu ci amal solo rek mooy nu mujj ci jàmm ak dal voilà jàmm ak dal googu moo ci amal solo ndax ñaari pàcc yëpp ay kër la yoo xam ne wala parti la yoo xam ne yu ñu jox cër la ci Sénégal te ku nekk bay nga ci sa waar c'est important muy parti Niassène yi ak Ahmed Khalifa di kenn ci ñun également mu it ki nga xam ne moo di professeur Iba Der Thiam donc loolu yaakaar naa ni coow lu ñu war a fay la nag jarul mu ñu koy xam comme ni ko Pape Madiakhaté waxee des fois nag Serigne Saliou ñii commentaire wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi mbaa sax ñiy poser débat yi ñoo koy yóbbu ci ampleur boo xam ne amu ko. non mën na faa bañ a àgg sax ndax juum ba pare nangu ni juum nga yaakaar naa sax Ahmed Khalifa Niass boo ma ko dégloo tey maanaam parce que man damaa njëkkoon dégg ñu ni moom sax
noppi na pour porter plainte waaye gannaaw bi nga xam si professeur Iba Der Thiam nangu na ni ñoom ñoo juum ñoom ñu doon bindaat affaire bi dal na am na benn dal bu mu àndal ndax tamit am na ay njaboot boo xam si foofu la bokk boo xam ni ñoom it ci xibaar yi nu jot li ñu wax moo di noppi nan ngir defoon sax doxu ñaxtu ngir ñaawlu lu ni mel waaye ngir éviter rek lu ni mel yaakaar naa mooy xam nga bu fekkoon ni peut-être danoo juum ci côté dëkk bi année bi lañ ko sanc wala année bee lañ ko sanc même bu fekkee ni dañ see juum yaakaar naa coow li mën naa bañ a àgg fii waaye question diine wala question tarixa dafa nekk une question boo xam si c'est trop sensible ba tax na buñ ci bindatee dara naam ni sax leer na leen ni lii ñu bind nii noonu la nañ woo njaboot googa ba xam ni si nii lii nii ñu bind xamal leen ni leen def nañ suñuy gëstu bind nañ lii nii lañ bind laaj leen ñu ba am ci firnde yi ñu soog koo fesal bu boobaa man yaakaar naa ni coow yu mel nii mën na cee bañam parce que lii nii bu fekkoon am na benn doom wala sax sët bu bàyyi boo xam si bu maam Abdoulaye Niass la bu bokkoon ci ñiy bindaat taarix bi mën naa bañ a àgg foofu wala bu fekkoon ni biñ ko bindee ba pare laataa ñu koy fésal woote nañ foofu ñu laaj ba xam mbir mi nii la demee yaakaar naa mën naa bañ a andi foofu parce que ko boo déggee tamit ñoom njaboot gi ni ñuy waxee nga xam ni ñii nii mer la ñu àndal ndax wax naa la ko sànq bu fekkoon danoo juum ci date boo xam si peut-être par exemple ñu ni Saint-Louis année bii lañ ko kiyoon alors que nekkul date boobu peut-être mën naa am foofu njuumte am na fa mais du am ampleur bi mu am nii donc bu fekkee que côté nag tarixa la wala dara day baax ñoom ndegam bind nañ ko ba pare tamit ñu woote laaj firnde ndegam njaboot yi parce que man xaw ma ñëpp ba xam njaboot yi bokk nañ ndaam ne am na ay kilifa ñoo xam si jàng nañ alxuraan bu baax a baax ñoo xam si ñi ngi ci biir waaye njaboot yi dëgg-dëgg nekkul ni kër yi diine yëpp ku nekk am na njaboot bu la fa représenté donc day baax yu mel nii buñ ciy bindati wala buñ ci bindatee ba pare ñu ut firnde ba xam ni histoire bi nii la demee ñu soog koo feesal lu ko may du coow yu mel nii di ci am mais lii nii yaakaar naa dal dina ci am tax dal am na ci ba pare sax ndax ki def erreur bi di Iba Der Thiam nangu na ni ñoom ñoo def erreur ba pare tamit nangu na ni dinañ ko daal di jooyanti. te bind histoire moom dafay des. voilà et puis man en fait Sénégal il faut ñu moytu ñu bàyyi benn affaire benn habitude gis nga mbiru diine à chaque fois bu ñu ciy def. c'est vrai que diine moo toll foofu wàllum tarixaak moo toll foofu mais à chaque fois boo gisee yenn yi dañu ciy def yenn réaction yi nga xam ne. ci sama gis-gis bu jàkk du question ne damay tuutal benn tarixawul damay tuutal diine mais dafa doon loo xam ne dañ ci war demee xel mais pas ak xol mais souvent Sénégal yenn mbir yi bu ñu ko ciy wax rek bu laalee diine wala mu xaw a laal tarixa rek ñun dañ ciy waxee xol ba pare dinañ ciy jël yenn taxawaay wala bëgg ci jël yenn taxawaay yoo xam ne pour man am na lu gën a simple loolu pour wut solution problème histoire am na yow liir nga téere bi gis nga ne njuumte am na ci au lieu ngay porter plainte wala nga ne da ngay def marche mais jaru ko pour man du loo nga xam ne moom nga war a jiital demal ki nga xam ne moom moo ko bind nga ne ko li nga bind de partie bii ak bii jàpp naa ne da nga cee juum ndax lii ak lii laa ci xam te lii ak lii moo ci am ci sama gis-gis te man mii fii laa féetee xam naa fa bu ko defee ngeen waxtaan mais bëxër ñët da nga daal di jóg daal di wax yu diis damay marche damay porter plainte je pense que Sénégal ñun tamit adoowuñu yenn taxawaay yi surtout bu dee diine chaque fois il faut ñu ànd ak benn dal ak benn sang-froid parce que dal ak sang-froid dafa baax lool ci lu mu mën a doon rawatina ak ci wàllum diine ak ni nga xam ne c'est un sujet très sensible voilà exactement donc je pense que des fois aussi il faut que ñuy éviter ci wàllum diine wala tarixa lu xew rek ñu jëlee ko xol te bañ ci demee ak xel parce que xel moom dafa am solo yàlla bu ñu ko sàkkalee dañu koy war di jëfandikoo toujours ci muy jiitu ci lépp ci li nga xam ne dañ koy def waaw te ñuy bàyyi buñ ne cere ji saf na laalo rek ñu ne nañ ko sëlmu voilà exactement donc il faut aussi ñuy jiital suñu xel ci lépp loo xam ne dañu koy def wala dañ koy agir ci li nga xam ne moo di suñu xol ak yëg-yëg mooy dal gi nga xam ne yaa ngi koy woote sànq ba léegi ak Serigne Saliou on s'excuse parce que waroon nañoo jokkoo ak ay invité comme d'habitude ci waxtaan wi la waaye dañoo am souci bu ndaw technique moo ci téléphone bi et puis dinañ ci ñëwaat ci kanam peut-être balaa ñuy jeexal suñu jotaay bi la ndax am na yeneen yoo xam ne préparé nañ ko ci suba si Pa Madiakhaté ci kanam dinañ dellu soit ak yow ci actu basket naka noonu la revue de presse bu Serigne Saliou Seck peut-être Serigne Saliou un dernier commentaire ci ñaari waxtaan yi nga xam ne tànnoon nañ ko bi ci mujjee mooy mbirum njuumte bi nga xam ne am na ci Iba Der Thiam beneen bi di wàllum école boobu nga xam ne mooy Jeanne d'Arc peut-être un dernier mot balaa ma lay libéré.
waaw mooy ñu ñaan yàlla rek dal gën cee am te tamit dal sax da ci am ba pare ndax ñoom peut-être njaboot gi xawoon nañoo am xët-xët tuuti te tamit man wax dëgg yàlla côté boobu noonu mënuñu leen cee wax dara mënuñu leen cee ŋàññi laaj bi doon na baax ñi nga xam si ñooy bind ñu woote woon laaj ñi nga xam si ñooy njaboot gi parce que c'est une question trop même sensible. buñ dee wax ci affaire de tarixa bala ñu ciy bind Sénégal fii ñoo baaxoo noonu. bala nu ciy bind rawatina ci maamu jàmbur rawatina ci tarixa boo xam si toll na ni bu Medina Baye ñu woo leen ba am firnde ci liy bind soog koo fésal beneen bi ci des mooy wàllu institut bi nga xam si moo di institut Sainte Jeanne d'Arc li ci am nii ñun ñëpp moom lañ doon ñaan ñëpp moom doon la laaj ñaan mooy bañ a génne élèves ya bàyyi leen ñu continuer foofu jànge fa waaye bi ci des tamit moo di seen muuraaye ñu continuer ko donc di ci rafetluwaat bu baax a baax li ci gouvernement bi rawatina ministre Mamadou Talla def ak waxtaan yin ci am ba mujj déggoo am ci seen biir. Effectivement donc je pense que loolu nga ci wax moo ci am solo rek l'essentiel mooy lépp lu ñuy defati ci loolu surtout en tout cas li ñeel les instituts Sainte Jeanne d'Arc bi je pense que attitude bi toujours mooy di ci ànd ak dal ban ci ànd ak xëtër parce que tey xëy na bu ñu toppoon commentaire yu bari ci li nga xam ne moom moo di nañ tëj école bi tey xëy na leneen dina demee neneen te bu boobaa it li ñuy wax rek ay du yam ci boppu borom mën nañ ko tëj pour 20 22 24 élèves plus de 1000 élèves mu concerné leen ci année bi fi mu toll nii ñuy doog a tàmbalee jàng donc problème yu mag lay indi donc loolu donc yaakaar naa ne toujours rek faaw ñuy ànd ak dal ci lépp loo gis rek et puis il est salutaire ñu daal def ko encore une fois maintenant j'espère que ci biir waxtaan yi doonul loo xam ne rek day yam ci année scolaire bi mais day doon loo xam ne day dem ci année yi nga xam ne ci la ñu jëm ci googule école et puis yeneen écoles yi parce que je pense que aussi xeet yu mel nii aussi état bi ci benn côté aussi war na ci wane ak ndëgër lay ak pas-pas ak pastef gu mat sëkk nga xam ne yii duy amati ndaxte nag du loo xam ne baax na ci ndongo yi parce que quoi qu'on puisse dire xaw na leen perturber tuuti heureusement que affaire bi yàggul. jërëjëf Pama Diakhaté merci à Serigne Saliou Seck le temps de retrouver Serigne Saliou Seck ci kanam ci revue de presse bi nga xam ne moo yëkkati jotaay bi naka noonu ki nga xam ne moo di Pama Diakhaté Sarr ci Actu Basket. On va marquer une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission.
ñett yi ndeysaan Mapenda Seck dugg biir kër Baye Niass ci titre bi nga xam ne mi ngi ko tuddee Baye Niass également di ci bégal taalibe cheikh yi nga xam ne ci suba si ñi ngi ànd ak ñun Amadou Kébé sama xel dem ci yow Amadou Kébé borom Kaolack nangaan di ko bégee bu baax a baax Gadiaga également le manager du groupe kër gi bëgg lool ki nga xam ne moo di Baye Niass di ko nuyu te di ko ziar ci suba si naka noonu sama waa ji dégg naa taalibe cheikh la maa ngi ko ciy bégal bu baax Daouda soo ba léegi yéen a ngi bés waaw ça moom c'est technique bu King FM di leen bëggee bu baax a baax ak Kader Lo ak toute l'équipe technique bu la première radio digitale bu Sénégal seen liggéey rafet na li ngeen di dégg ci confort d'écoute bi ngeen di am bu ngeen di déglu parce qu'on est fort en musique raison pour laquelle bu ñu xëyee dañ leen di gunge ci la première radio digitale bu Sénégal bi ma paree ak am Penda Seck nag damay xooli ji leneen loo xam ne dina leen béggali ci suba si la ilaha illallah ma yëngal Papa Jean la ilaha illallah la ilaha illallah la yisallama keba waaji dóor naa ko ci ba mu dee waaye gaañ naa ci Papa Cheikh Alaaji Fallou Mbacké la ciy bàkk Dudu Njaay Kumba wala Dudu Mbeng Dudu Njaay Mbeng waa kañ ba tey benn la satu Kumba Rose la ndeysaan Duda laa koy may bu seen petit gàlle yow kese bu ci may tata naan fi nga génn baax na doo ci ñam de Papa Jean bii dama ko waroon denc ba Papa Cheikh di dugg si boobaa mu làmb poos directeur bu gaaw a ngi noonu suma sañoon sama waxtaan bi si Touba di taw su ne du taw dootu di taw Alaaji Fallu Mbàkke baax baax ma woon la Alaaji Fallu Mbàkke baax baax ma woon
ca dem 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 lan nga topp ja balak maaram ndeysaan bàyyi sëñ Seeku Mbàkke sama sëriñ beek balak maaram ay saak Sadio maam jaara bu sami ci Poroxaan sabab lu leen ci soxna maam jaara bu sami ci Poroxaan lu tax kookoo nu may lu tax nu sampu daaray Mbàkke bu di déglu leen tey laay way daam delloo ki way maam Cheikh Ibrahima Fall mi taali daaraam su ma sañoon sama waxtaan du weesu Tuuba Mbàkke e bato bay daw leer ga topp ca dem 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 leer ga topp ca ca dem yee naa la jalaala naa la jamaala Seex Bamba way naa la rabbul samaaye waaw abdi ci doori ndeysaan abdi ximoori Seex Bamba way naa la rabbul samaaye naa la jamaala Seex Bamba way naa la rabbul samaaye ci suba si ñu ànd ak Doudou Ndiaye Mbengue ci li nga xam ne mi ngi ko dippee titre boobu di ci sargal Maam Fallou Mbacké et puis di ci nuyu bu baax a baax taalibe sëñ Abdou Karim Mbacké ci suba si ñu ngi ñuy bàyyi xel may fàttaliwaat ni incha allah demain dinañu ànd ak Papa Diouf bu leader bu Génération Consciente il sera avec nous dès demain matin gunge ñu yendu la boo xam ne nag ñoo leen ko tàmmal ci rajo bu King FM suba nag Pape Diouf dafay xëyandoo ak ñun day mel ni kuy liggéey si voilà ndax bu xëyee dafay ñuy gunge dès le matin ànd ak ñun ba ngoon gi loolu mooy yendu yi nga xam ne ñoo leen koy faral di proposer fii ci la première radio digitale bu Sénégal leader bu Génération Consciente moom mooy yendu ak ñun suba incha allah dès 9h ci rajo bile bu ñu xëyee rek dañuy ànd ak ñoom comme ni ñu ko daan defee ak ñeneen ñi nga xam ne jaar nañ fi ci yendu ak King FM suba nag Pape Diouf yaa ay Cheikh Saliou borom xel kom borom yërmande ci Mbàkke waa Cheikh Saliou borom xel kom bëgg gone yi ci Mbàkke waaw Cheikh Saliou borom xel kom sopp alxuraan ci Mbàkke waaw bilaay boole ko yërëm jaam ñe jege gi mu jege suñu borom du yëg leneen lu dul boromam Cheikh Saliou borom xel kom borom yërmande ci Mbàkke waaw Cheikh Saliou borom xel kom bëgg gone yi ci Mbàkke waaw Cheikh Saliou borom xel kom sopp alxuraan ci Mbàkke waaw bilaay boole ko yërëm jaam ñe jege gi mu jege suñu borom du yëg leneen lu dul boromam yow Sëriñ Saliou nga la yaa bëgg ndongo yi bilaay Cheikh bee coocu nga la yaa bëgg Sëriñ Saliou lil xadatil ujoori wal masaliwoo bi tey wal jas bi wa inni Saliou lil xadatil ujoori wal masaliwoo bi tey wal jas bi wa inni Saliou yow Cheikh Anta nga la yaa bëgg Sëriñ Saliou Cheikh Anta yaay borom dërëm ak gërëm ne yaa salaama tanta doomu yaa salaam li yaa walil i yàlla fi daari salaam yaa salaama tanta doomu yaa salaam li yaa walil i yàlla fi daari salaam ni bu leen di dinga ñanaaw amul yoon xam-xam ba ca baayam lu ci seeni yoon Cheikh Anta Mbàkke borom Daaru Salaam jox naa la sama xol Mbàkke maa la doyloo la ko ba timoon Rasulullah yi ti leer nga dem wul ba ni
Mbàkke mi may bëgg a way mooy borom Daaru Salaam maam Cheikh Antaay sama Sëriñ Moodu maamu rëy maama Cheikh Moodu Roqo yaay baayam baay maam Soxna Mbàkke waaw Mbàkke yaa yenu yen bi onkuloo laajuloo ku la aw ñaanal nooy Daaru Salaam waaw 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 Mbàkke ma liggéey ne faat ma waaw 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 Mbàkke Sëriñ Moodu Roqo yaay baayam Mbàkke waaw 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 Mbàkke Alaaji Si la seede maayi lay waaw 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 Mbàkke yàgg na ak musique sénégalaise Papa Diouf suba incha allah bu ñu xëyee nag dañuy ndekkeendoo ak moom ci rajo bi dès 9h bu xëyee ànd ak ñun ñu waxtaanee lu bëri ak moom dinañu defaat un peu le bilan ci Bercy bi nga xam ne defoon na ko Pape Diouf ak ëllëgu génération consciente ak carrière internationale bi nga xam ne tàmbali na ko fi mu nekk nii signé ak ay maison de disque liggéey bi nga xam ne sumb na ko ak Fally Poupa ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi jokkoo ak Pape Diouf jamono ji moo waral suba nag dañuy yendu ak moom bu ñu xëyee Pape Diouf bu génération consciente Pape Diouf bu Lemzo jamono Pape Diouf bu grand Amath Samb loolu yëpp incha allah suba dina nekk ci li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanee bu soobee yàlla xam ngeen ni nag alxamis bu ne dañuy ñëw ak yéen ci portrait nag day faral di revisiter waat xoolaat suñu ay ndaanaan ci réew mi bokk na ci ñoo xam ne dañ leen a xam ci politique mbaa ci leneen ak leneen tey nag ki ñu tànn jotoon na fee jaar sax ci ay jamono mais dañ koo andiwaat ndax actualité oblige moo tax tey portrait wu ki nga xam ne moo di Iba Der Thiam la ñuy yëraat tey Iba Der nag xam ngeen actualité bi waxtaane nañ ko sànq ci info actu info commenté ak actualité expliqué looloo waral tey ñu tànnaat portrait ki nga xam ne moo di Iba Der ma fàttali waat ni il fait partie aujourd'hui ci historiens yi nga xam ne Sénégal am nañ leen te dañ koy tiitaroo ndax quand même xam na histoire u Sénégal bu baax a baax Dior Mbodjo Ngok borom Midi Culture yegg si na ci studio bi man de Pape Cheikh ratam ma bëgg ko Pape Cheikh bu tuddee Dior Mbodjo rek nga kontaan yegg si na ak ñun ci studio bi Pama Jaxate waaw dellu soit nañu jëm ci portrait bi dans quelques minutes le temps ñu bàyyi Dior Mbodjo mu Papa Cheikh installé bu installé ba noppi man Papa Cheikh a tax ma bëgg la nee na ana Dior Mbodjo ndax mi ngi ci kër gi waaw Dior a ngi nii barki démb laa dégg ci rajo bi mu lay yooxu rek naan la Dior kaay fobeere loolu de la nekkee ak man Pape Cheikh de laa dégg mu lay woo nga fobeere nee na sama tur bee bizarre di la laaj waa waalo waaw Dior ñu ngi lay nuyu Kalzu maa ngi lay fay di nuyu auditeurs yu 99.4 am mbégte ànd ak yow tey ci 9-11 ginnaaw loolu yaa ngi ñëw ci kanam ak Midi Culture jotaay boobu nga xam ne moo gën a yaatu ci wàllu xibaar ci rajo bi nga ànd ci ak Serigne Saliou Seck tey nag dañu làmb benn portrait boo xam ni jotoon nañ ko visiter Pama Diakhaté muy l'historien Iba Der Thiam. Effectivement professeur Iba Der Thiam pour rendre honneur ak statut bi nga xam ne am na ko muy professeur di jàngalekat bu mag gëstukat bu mag ci wàllum histoire de façon générale rawatina ak histoire du Sénégal professeur Iba Der Thiam moom koo ko tudd rek sa xel day daal di dem ci wàllum njàng ci wàllum histoire mais également mu doon koo xam ne it am na parcours boo xam ne am na ko fii ci réew mi rawatina ak ci wàllum politique ci ay jamono yëngatu woon na ci mu doon personnalité figure bu mag boo xam ne ay paa bi dañoo màgg ak moom voilà mooy loolu daal paa bi dañoo màgg ak moom ay CDP garab geeg ñoom waaw mën a politique lool Dior ginnaaw bi ñu la nuyoo ki ñuy waxtaane tey wala portrait bi nga xam ne moom la ñuy yor tey mooy professeur Iba Der Thiam. Iba Der Thiam nekk na koo xam ni kuñ dootul présenté la fii ci Sénégal wala sax ci diwaanu Afrique ndax kàngam la bu rëy xam-xamam màcc ci wàllug Afrique muy yàgg jiite li nga xam ne mooy wàllu syndicalisme parce que booy xool sax daanaka 18 ans jëf na ko ci li nga xam ne moo di syndicalisme mu bokkoon tamit ci comité scientifique bu UNESCO bi nga xam ne ñoom ñoo yoroon lépp lu jëm ci wàllug bind li nga xam ne moom moo di taarixu
taarixu histoire kon bu ñu xoolee loolu rek dañuy xam ni kon moom mi wàlluk histoire yàgg na cee yëngu yàgg na cee def ay jéego kon ku dem ba bokk ci comité scientifique bu UNESCO ngir bind taarix kon yaakaar naa ni xam nga ci lu bari xam nga ci lu bari kon am na ay jaar-jaar yu bari booy xool sax en 2000 il était candidat à l'élection présidentielle fii ci Sénégal campagne bu neex xañ na nag amu ca woon ay nam ca doon séentu waaye tamit jot na caa def as lëf ci élection yooyu nga xam ni doonoon na ko nekkoon na fi tamit ministre de l'éducation nationale ci jamonoy Abdou Diouf ci jamono boobu sax ki nga xam ne mooy Niass moom moo nekkoon njiitu gouvernement bi kon yaakaar naa ni bu dee ci wàllu ko état am na lu mu ci xam bu dee ci wàllu bëri woon na ay ndombal tànk bu dee ci wàllu xam-xam aussi kàngam la kon nekk na koo xam ni kenn dootu ko présenter partout à travers le Sénégal mais aussi à travers l'Afrique kon mu nekk jëmm joo xam ne Sénégal ku ko war a bàyyi xel la nag ku ñu war a bàyyi xel la war a bàyyi xel la Serigne Saliou ñu yor portrait bu ki nga xam ne moo di Iba Der Thiam Koumba Ba moo ñuy gën a xamle ak moom bu ko defee ñu dellu soit ci jotaay bi le yeggali nag waxtaan wi ndax Iba Der Thiam day kenn ci Sénégal. fukki at ak juróom-ñett gannaaw ba mu nekkee responsable syndical Iba Der Thiam am maîtrise d'histoire en 1972 ci jamono jooju mu ngi toll woon ci fanweeri at ak juróom ca ginnaaw ga ñu def ko agrégé d'histoire mu nekk maître de conférence d'histoire ca université bu Ndakaaru ci octobre la woon atum 1974 mu bokk ci comité scientifique bu UNESCO yor lépp lu jëm rédaction bu histoire générale bu Afrique nekkoon na ministre bi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi ci jamonoy président Abdou Diouf la woon ci gouvernement bu Niass ci avril atum 1983 secrétaire général bu convention des démocrates et des patriotes di CDP garab gi nekkit député vice-président bu assemblée nationale mu juddu ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février atum 1937 ca Kaffrine région bu Kaolack Iba Der Thiam nekkoon na candidat ci élection présidentielle yu atum l'an 2000 mu amoon fa 1,2% ci voix ya ñeel premier tour ba ci mujjantal ga nag mu jël juróomeeli place bi ci yile élection mënuñoo wax nag ci Iba Der Thiam te waxuñu ci li mu liggéey ci wàllu université rawatina ay mbindam la grève des cheminots du Sénégal bu septembre 1938 Maba Diakhou Ba almaami du RIP mu génne woon ko ci 1976 naka noonu histoire du Sénégal et de l'Afrique ci atum 1977 ñu élevé ko au rang de commandeur de l'ordre national du Lion ki ko defal di njiitu réew mi Macky Sall gannaaw juróomi mandat yu mu am yu toppalante Iba Der Thiam jël dogal ni day jóge ci assemblée nationale nekkoon membre bu bureau national de l'union nationale des travailleurs du Sénégal bi nga xam ne moom moo lancé grève générale des travailleurs ca weeru mai atum 1968 loolu sax moo waraloon ba ñu jàppoon ko ca atum 1971 waaye nag dinañ ko gracier gannaaw juróom-ñeenti weer yi mu def ci kaso ba ndax ab grève de la faim bu mu amaloon moom ak ay ñoñam yu ñu jàppoon ku ci mel ni Abdoulaye Thiaw Mbaba Guissé wala sax Baxaw Seck ñoom ñett ñëpp wuy ji seen boroom tey jii ay atam yu sori tax ba kenn déggatul Iba Der Thiam moo xam ci coowal politique wala polémique yi nga xam ni mu ngi juddu yëpp ci sunu biir réew. J'ai envie de dire l'historien, le professeur, syndicaliste mais également un homme d'État parce que jiite na ay ndomb tànk yu bëri yoo xam ne joxoon nañ ko ci réew mi ci jamonoy Abdou Diouf c'est vraiment une personne boo xam ne Sénégal war nañ di ko bàyyi xel comme ni ma ko waxee léegi parce que ci histoire du Sénégal moom mi koy bind wala di ci gëstu it bokk na ci Serigne Saliou. mi ngi noonu kon daanaka li ci ëpp solo Kumba wax na ko nekk ponkal. mënul paase ñu jël taarix. jiital la ci ponkal la de. waaw ponkal la waaw. nekk ponkal Kals mënul passé ñu jël taarix lu toll ni taarixu réew mi ñu ni nan ko bindaat wala nañ ko yeraat jiital ko ci loolu rek day tekki ni président Macky Sall delloo na ko njukkal li delloo na ko tamit xam-xam bi nga xam si ñëpp nangul nañ ko ba pare tamit nekk historien jàngale ci ay université yu bëri jàngal étudiants yu bëri fii nii ci université bu Dakar kon loolu rek day tekki ni kii nii xam-xamam bëri na dugg tamit ci wàllu politique am wane ci boppam bu baax a baax laataa muy nekkaat ci dal bañ koy jébbal yu mel nii di wane ni daal vraiment maanaam li andiwaat coow li sax moo di juum na nangu na ko bëri xam-xam sax moo tax mu juum ba pare nangu ko ndax loolu ku bëri xam-xam rek ci grandeur la voilà mooy
mooy def loolu ci personnalité la bokk. li bon kay mooy nga juum ba pare di insister. c'est exactement mi ngi noonu yaakaar naa daal ndaanaan la ponkal la daal Iba Der Thiam. waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax nag. di ko ñaanal suñu borom yokk ay fanam. et puis yokk wér gi yaram gi. ndax bëgg nañ moom it di ko dégg te di ko gis ba tey ci Sénégal également ma constaté beneen affaire Dior ak Pape Madiakhaté il fait partie des ci ay politiciens yi nga xam ne seen wax bariwul doo koy dégg ci ay coow yu bëri li nga koy dégg la plupart ci ay mbir ci wàllu histoire la wala ci wàllu comme ni ñu ko waxee léegi njàng mi ak njàngale mi mu mel ni bokk na ci politiciens yi gën a am dal ci Sénégal. nekk na politicien bu nga xam ni bu am ak dal la sax régulateur la mën nañ ko woowee noonu ndax tekkaaral ak ab yaram kenn du ko dégg muy xaste kenn du ko dégg muy ŋàññi wala wax kàddu yoo xam ne yu ñagas lay doon def na politique mais kenn mësu ko ci dégg ci yenn yu baree bari kon nag nit ku dul juum amul comme ni ko Youssou Ndour waxee grandeur weesuwul loolu bi mu defee erreur reculer na pour mieux sauter dikkaat bindu communiqué fësal ni juum na te dina rectifier waat li bonoon mooy mu sax fi mu sax lànk ni lii la nangam ak nangam mais xam na ni nit kase la te noo mën a mel ci kaw suuf mënoo fexe ba passé nit kon seen waa ji woy na ko mi ngi noonu kon ku dul juum ci kaw suuf amul ba mu nangoo ni juum na na delluwaat rek xoolaat jigéen ñi nga xamante ni si ñoo gën a xam mbir mi parce que loo xam-xam ma dem ba gën la xam boppam xañ na bu jige woon ñi nga xam ni ñoo gën a bokke foofa ca njaboot ga buñ leen jige woon xañ na duñu agsi fii te Sénégal tamit est un pays benn la et reste indivisible kon yaakaar naa ni quel que soit alpha ak lu manti am rek jàmm rek mooy xew ndax jàmm moo fi xaj jàmm lañ ñu xamee te jàmm jooju moom la ñuy ñaan saa su nekk kilifa yi tamit loolu la ñu fi ñaanal te yaakaar naa ni loolu fi suñu kilifa yu baax yi bawoon ci la ñu fa séenee rek daal di sukkandiku kon rek dañu koy ñaanal coow li mu def suñu borom def ci ndox mu sedd guy ba mu mujj ci jàmm ak salaam inshallah man de tuuti ma tàmbali midi culture parce que pello bi daanaka am na ba noppi diggante Dior ak Serigne Saliou noonu ngeen koy amee bu midi jotee inshallah j'ai très envie tàmbali léegi midi culture mais malheureusement mënut a nekk dañuy bàyyi ba midi rek ñu def ko nga xam ne su ma paree ci Dior jox Saliou après Pape Madiakhaté dugg ci sport bi xanaa ma jéem a def inter bi rek remplacer ko ba merci beaucoup sëñ Saliou ñu ngi lay bàyyi nga retrouver rédaction bi xaar la midi Dior del jaar yow it xam naa ni dugal la ci studio bi yombul waaye del ñëw rek xam naa ni yaa sëñ Saliou yéen a ngi ci ay bagages donc damay woy ak Pape Madiakhaté le temps de marquer une pause Pape Madiakhaté ñi ngi ñëw ci sport bi ndax Chine daf ñoo intéressé ba tey donte bu dee ñun lem nañu suñuy bagages ba ñibbisi Sénégal ak ay défaitam yu bëri mais bon dinañu wax léegi ci compétition bi fi mu toll ak match yi nga xam ne moom la ñuy xaarandi effectivement ce sera dans quelques minutes ayca
ayca ñu jàll nag ci li nga xam ne mooy beneen ponk bi yitteel Coupe d'Afrique wala Coupe du monde bay amee ca Chine jëm ci wàllu basket may fàttaliwaat ne compétition bi gën a mag ci wàllu basket ci àddina bi mooy am fi mu nekk nii ca Chine Sénégal pare ci compétition bi waaye ma ngay wëy démb nag dégg naa ni France dañ doon laale ak dëkk bu ñu naan état Amérique muy États-Unis xaw ma fu ñu mujjee waaye bu ñu ci bëggee xam lu gën a leer dañuy topp léegi Pape Madiakhaté mi nga xam ne bés bu ñu yeewoo ci suba si fii ci la première radio digitale bu Sénégal daf ñuy gën a xamale ak compétition boobule fu mu toll et puis surtout affiche yi nga xam ne mën nañ koo xaar ci compétition bu mag boobu nga xam ne moo dajale kuli basketteur voilà kuli basketteur ci àddina bi fi mu ne nii ñi ngi xëccoo raaye boobu nga xam ne moo jëm ci basket bu àddina bi yëpp ay réew yu ne réew yu bëri seq ko notamment Afrique ak Europe ak Amérique ku ci ne am nga dëkk boo xam ne moo la teewal ci compétition boobu Pape Madiakhaté ñi ngi lay nuyu. Kalz maa ngi lay fay ñu dikkaat ak yéen ci coupe du monde basketball bay am ca Chine te mu ñeel góor ñi ñeenti équipe yi daal di ñàkk ci quart de finale yi ñooy daje tey jii nii ci match de classement ngir 5e 6e 7e ak 8e place au tournoi bi bu 11h jotee Serbie dina laale ak États-Unis bu 13h jotee Pologne di tase ak République tchèque démb mbetteel mu rëy la ñu nemmeeku ci compétition bi ginnaaw ba ñu éliminé États-Unis ci quart de finale yi ci ñeenteelu quart-temps bi ci la France daal di mujjee daane États-Unis 89-79 muy 10 points d'écart États-Unis mi nga xam ne lii tax na ba du tegle ñetti yoon li nga xam ne moo di coupe du monde bi ginnaaw ba mu ko gàdduwee woon ci atum 2011 ak atum 2015 France mi ko éliminé fas yéene laale ak Argentine ci demi-finale yi ni ki ëllëg ci ajuma ji beneen demi-finale bi war a dox diggante Espagne ak Australie mi nga xam ne démb dafa daan République tchèque 82-70 ci beneen quart de finale bi léegi leer na ñaari place européenne yi nga xam ne dañoo qualificative direct ci Jeux olympiques 2020 yi ca Japon France ak Espagne ñi des ci carré d'as bi ñoom ñoo ko moom. ayca France ak Espagne ñi des ci carré d'as bi ñoom ñoo ko moom mooy ban place la ñuy xëccoo ñoom. ñoom ñoo doon xeex bokk ci ñi doon xëccoo li nga xam ne moom mooy place européenne yi. qualificative direct ci Jeux olympiques 2020 yi ca Tokyo. mais dafa mel ni dañuy jouer double compétition ah. effectivement ren dañu jël FIBA dafa changer. mais lu bees la qualification bi mu jël ne coupe du monde bi ci coupe du monde bi day am 7 places yoo xam ne day qualificatif direct ci Jeux olympiques yi yoo xam ne dañu koy jël muy de 7 places yi mooy 2 équipes continent américain yi nga xam ne ñoo gën a baax classement. 2 places meilleure équipe européenne yi ci classement bi ak benn équipe meilleure équipe africaine meilleure équipe asiatique ak meilleure équipe océanique muy 7 places yi nga xam ne ñi ko am ci coupe du monde bi ñoom dañuy qualifier directement ci Jeux olympiques 2020 yi léegi nag 16 meilleures équipes yi nga xam ne ñoo ci des lu mooy 7 yooyu noonu ñoom ñooy mën a bokk ci li nga xam ne moom la ñuy woowee TQO mooy tournoi de qualification olympique ngir mën a am yeneen places yi tax ñu qualifier ci Jeux olympiques yi donc yooyu mooy yeneen place yi nga xam ne ren formule bu bees la boo xam ne gars yi dañu ko def jaarale ko mais Afrique xam nañu ñi représenté Afrique benn place qualificatif direct bi Nigéria moo ko jël ndax moom mooy équipe africaine bi gën a bien classée 2 victoires la am ci compétition bi donc ça c'est mérité hein? Voilà ça c'est mérité c'est la logique parce que Nigéria mooy champion d'Afrique ci góor ñi bu dee beneen place bi nga xam ne dëkk Afrique bi nga xam ne moom mooy am dem TQO yi mooy tournoi de qualification olympique yi Tunisie la moom moo ci qualifié léegi nag dinañ lu mooy 16 yooyu noonu continent bu nekk dinañ fa jël ñaari équipe lu bokkul ak ñooñu léegi nag loolu nag dañ koy xam après classement bi nga xam ne dañu koy def ci classement classement mondial bi ci la ñuy xam nag léegi après yeneen ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo gën a baax classement ci Afrique ñoom la ñuy jël ci yeneen continent yëpp bu ci nekk 2 nga dugg ci tournoi qualification olympique yooyu noonu. donc lu bees la loo xam ne FIBA ñoom ñoo ko def di kuréel gi nga xam ne ñoo jiite basket ci àddina bi jërëjëf Pape Madiakhaté suba incha allah am nañu beneen jotaay bu gën a yaatu ci wàllu tàggat yaram ak culture mooy vendredi bu ne ce sera demain à partir de 9h bu ñu paree nag suba si Pape Diouf doog a yegg si xam naa Pape Diouf sax bu ko neexee suba mën na àndaale bal. pourquoi pas mën na àndaale bal basket mbaa mu àndaale balu football. waaw ñu tolaale tuuti. bu ko ci neex rek waaw bu ko ci neex rek jërëjëf Pape Madiakhaté. rendez-vous tout à l'heure ci sport bi dans Midi Culture. Tout à fait ci jërëjëf jërëjëf. Sama waay ni musi bu ko doon ak sa boobu amul
la bësam suqi saaf sàq mi seeñu Papa Jean nee na ak am solo suba ginaar ngeen di ndekki sobe yàlla maa ko signé xale bu ñëw di nga am benn ginaar ba mu des Kader ayca suba dinañ ànd ak moom ci journée bi bu ñu xëyee dañuy yendu ak Pape Diouf dès 9h Pape Diouf fi lay nekkee suba incha allah ñu àndandoo ak moom ba 18h bu leen neexee dañuy yendoo ak moom yendu ak Pape Diouf ci la première radio digitale bu Sénégal ce sera demain Lisa xale yi nag nee nañ suba ginaar la ñu bëgg a ndekkee ndax kokorikook bu Pape Diouf bi donc xale bu ne benn ginaar ba mu des kadeerloo suba ah xale bu ne nga jox ko benn ginaar mu téye Pape Diouf dugg si ñu kokorikook yendoog moom ah wax ja jeex kon nañ ko teeroo ku nekk benn ginaar jeex na kon demain incha allah bu ñu xëyee xale yi ku nekk ñu jox la benn ginaar nga téye ñu recevoir Pape Diouf tout de suite dañuy dem yër li ci yéen kaay ah. ginaar bu ñor ginaaru réew mi suqi saaf bi. waaw sàq mi seeñ boobu baax na suqi saaf bi ce sera demain merci Lisa Georgia on se retrouve tout de suite après li nga xam ne moo gën a fës ci yéen kaay yi ñu ànd ceeg Serigne Saliou Seck. li si yéen kaay yi ak Serigne Saliou Seck. du ma la topp demuma ko fa amul soxla moo koy wax l'observateur ne wax ji fi jugoon ba féewale institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru ak way jur yi jàmm ak dal mujjee na caa am journal Futur Média bi ne lépp nag moo ngi sottee ca jam ñaajo ca keppaaru ministre de l'éducation nationale di jëwriñ ji sàllo wàllum njàng mu suufe mekk mu digg doomu mi di Mamadou Talla ak waxtaan wu yàgg te guddee wi mu doon seq ak kilifa yu institut Sainte Jeanne d'Arc ba tax ñu nangoo dalalaat élèves ya doon muuru te ñu dàqoon leen waaye te seeni waajur nangu nanoo soppi cole na ko ndongo yooyee rawatina ñi nga xam ne dañ doon bañ a sol ay tenue EPS journal bi ne gannaaw ay daal jàmm joojee ñu doon sàkku ca institut Sainte Jeanne d'Arc ba ci mbënd mi lëmbe réew mi moo tax njiitu réew mi di président Macky Sall dakkal tukki bi mu doon amal ubbil Vox Populi yéenekaay bi ne président Macky Sall kay ca Brazzaville la riire dellu si waat ci réew mi boole ci ak na ma amal conseil des ministres ngir tegi pexe bay saafara juddu ca laas ne xanaa leneen kay waaye saafara moom am na ba noppi ca institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru gannaaw nag ndaje mu yàgg mi nu doon amal ak ministre de l'éducation fi saafara amagul kay te coow wëy di fa des moo di ca IPRES ubbil la tribune yéenekaay bi dee média bi ne ca këruk à la traité yi di IPRES coow juddu na fa ba tax directeur général ba di Mamadou Sy Mbeng dal di génn ci cell gi mu nekkoon andi ay leeral ci tuuma yi nu tegoon ci kawam journal bi ne li nu ko doon tuumal bokk na ci garab yi à la traité yi war a jëfandikoo jeex na li mu war a fay à la traité yi tamit day tardé dañ koy tuumal itam mbirum sàcc ak njublang ci ticket restaurant yi ba noppet wax ni ña fay liggéeye na mu leen jële dara jaaru ci yoon Mamadou Sy Mbeng ne loolee lépp nag dara nekku ca dëgg ubbil Les Échos ci biir yéenekaay bi mu cee xamle ni juróomi at yi mu def ci kaw bopp IPRES avancement rekk la kër ga di def ndax nag ci ak fàttali atum 2013 lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñetti milliards moom la ñu def ci fayeekuy bor waaye nag 2018 bi yóbbu na ko ba ci téeméer ak ñaar fukk ak benn milliard journal bi ne Mamadou Sy Mbeng yamul foofu ndax nag tuumaal na Racine Sy ba noppi ne ku leen neex nañu ko ngeem ndax nag ragalul loolu te it du ko tax a jug ci boppu IPRES Mamadou Sy Mbeng tëj wax ja ne ku jàpp ni président Macky Sall wala soxnaam di Marème Faye Sall ñoo nekk ca gannaawam yaa ngay juum libération moom jàpp ni Mamadou Sy Mbeng ci boppam moo juum njuumte lu rëy la ñu doon bindaat taarixu Sénégal def ubbil Vox Populi yéenekaay bi ne Iba Der Thiam ak ñi nu santoon ñu yaraat taarixu réew mi bindaat ko dëxañ ko ceeb livre ba ñëpp mën caa bàyyi xel coow topp na leen sabab li moo di njuumte yu bëri yenu def ca la nu doon bind taxit waa Medina Baye xotti tareet téere boobule la ñu def journal bi yokku ci ni Kaolack ak Medina Baye ak la ko wër lépp mer ba futu la ñu def jëmale ko ci Iba Der Thiam ak ñëpp ñi doon bindaat taarixu Sénégal Ahmed Khalifa Niass ne faaw mu yóbbu ci yoon professeur Iba Der Thiam ndax nag la mu bind ci waajuram wi la di maam Abdoulaye Niass dara nekku ca dëgg ki yore kàddu ko njaboot ga di wuyoo ci turu Cheikh Mouhamadou Seydi Alioune Cissé moom di leen dëfal ak di leen dalal dem bay wax taalibe yi naan leen ànd
leen akuk dal te it bu ci kenn def luñ leen di xeebe. Ahmed Khalifa Niass ne li ko metti mooy nit bu xamul day laaj te it professeur Iba Der Thiam dafa xamul ba noppee tëb di bind loo xam ne si dara nekku ca dëgg te it da koo teg ci derub way juróom wi la di maam Abdoulaye Niass ba tax Ahmed Khalifa Niass gis ni faaw mu yóbbu ci kanamu àttekat yi ki la di professeur Iba Der Thiam moom professeur Iba Der Thiam ne nangu na te it moom ci boppam moo juum ba noppi na ngir gàgganti mbir mu ni mel ñi gàkk te kenn gàgganteegu leen ñoo di gaay yi fare ko président Macky Sall ubbil Source A yéenekaay bi ne ay weer a ngi nii kenn déggatul Mohamed Boun Abdallah Dionne Souleymane Jules Diop Amadou Ba Mame Mbaye Niang Youssou Touré ba ci ñeneen te nag ñoom ñëpp yéenekaay bi nee na li leen metti moo di seen ndombal tànk yi nu tekki. acca mi ngi noonu